Mohamed Makhtar Fall, secrétaire général de l'inspection de Thiès-Ville. Nous avons organisé aujourd'hui une journée de concertation communale pour les Daara. Et nous avons voulu l'organiser concomitamment dans toutes les 3 communes. Donc actuellement, la même activité est en train d'être menée au niveau de la commune de Thiès-Ouest, de Thiès-Est et de Thiès-Nord. L'importance de cette activité, c'est simplement de convier tous les acteurs des Daara à réfléchir sur le Daara en tant que tel, à la fois sur les finalités, à la fois sur le financement, sur la gouvernance, sur les attentes en termes de profil des enseignants, sur les attentes en termes de conditions d'apprentissage et de voir aussi dans quel moyen donc l'État et les structures décentralisées pourront les accompagner et faire en sorte aussi que les Daara puissent être pérennisés dans notre système, étant donné tout ce qu'ils ont eu comme résultat positif, mais aussi qu'ils puissent prendre en charge tous les aspects liés à la modernité ou en tout cas aux changements qui sont liés à ce nouveau millénaire. Et nous avons remarqué une très forte affluence et une très forte implication des Borom Daara, des imams, des Bajenu Gox et aussi des représentants des collectivités territoriales qui nous font croire que les conclusions de ces concertations-là, qui seront renforcées, en tout cas consolidées au niveau des assises départementales et régionales, pourront faire l'objet au moment des assises nationales de prise de décision courageuses et de prise de décision qui iront dans le sens de faire la promotion des Daara et de faire en sorte qu'on puisse en avoir tous les espoirs qui sont permis. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Thiès di nuyu sëriñ daara yi nekkee Thiès ak li ko wër ak ndeyu daara yi di nuyu inspecteurs yi jàngalekat yi nga xam ni ñoo nekk ci département bi ak ñi ne ci région bi yëpp am mbégte tey ñëwoon fi teewe si assise nationale des daara assise nationale des daara ni ngeen ko xamee le chef de l'État santaane la teg ko ci loxo premier ministre mu teg ko ci loxo ministre de l'éducation nag di ko organiser ci communes yi nekk Sénégal yëpp ñun nag suñu yéene moo nekkoon 658 communes yëpp bu ci ne ñu teew fa fekke ko waaye xam nga ni loolu jafe na surtout ñu ngi koy defandoo waaye yi ñu gën a jege nga xam ni mën nañu dox jéem ko fekke ñu jox rek fekke ko moo tax ñu ñëw fii tey waaye suñu yéene moo nekkoon képp ku ñu gis itam xam ni suñu yéene moo nekkoon ñëw sa commune comme ni ñu ñëwee Thiès waaye lii rek ci man-man rek lañ ko teg waaye yéene ji ëpp na foofu. assise nag am na solo lool liñ fi fekk itam dal na suñu xel ndax ci Thiès fi lañ yaroo xam nañ ko xam nañ sëñ daara yi dëkk bi gis nañ fi kanam yu bari yu ñu xam ci wàllu daara gis nañu inspecteurs yi gis nañu waa comité de pilotage bi nga xam ni ñi ngi dëkkee Thiès Pape Gali Sall gi ni Zahra ak ñeneen ñu àndal liggéey bi ñoo ñëpp fekk nañ leen fi ñuy saytu liggéey bi ci anam gi mu gën a rafete fekk nañ itam ñuy wax seeni xalaat di wax ay débat inspecteurs yi di leen encadrer comme ni ko note méthodologique bi waxee dañoo def note méthodologique jox ko inspecteurs yëpp ñii la débat yi di dérouler ñuy joxe seen ay xalaat ñoom ñu koy yaxal di jël ay notes pour bu ñu paree mën a am rapport mën koo yéegal ba ñu jot ci kon lii solo si mooy sëriñ daara dañ ko daan waxal daan ko tëralal tey nag président daf ni na sëriñ daara waxal boppam na wax nan la bëgg daara ji doxe ko na wax lan la bëgg daara ji jaar ci léegi nag sëriñ daara yëpp war a jóg ngir wax nan lañu bëgg daara ji doxe ko waaye loolu tam dafa am ay condition bu njëkk bi mooy ñu ànd nekk benn ndax mbooloo mooy doole bu ñuy dee wax penku jëmale penku ñu di wax jëmale sowu kàddu yi du mën a bennoo kon ñu bokk benn kàddu xalaat mën naa wuute waaye lu ñu wuute fi ñu jëm fi ñu yéene ak fa ñuy tàllal fa ñuy joxoñ muy defar daara yi loolu benn la war a doon beneen bi ci des ci condition yi mooy ñu fàtte li ñuy tudde intérêt personnel dem ci intérêt général ndax ku la ni yéen waa daara wax leen ma li ngeen bëgg waxuma yow Tahirou Fall waxal li nga bëgg pour sa daara dañu maa wax man ma wax li ma xalaat keneen wax li mu xalaat ñu boole loolu yëpp def ko daara yëpp gis ki seen bopp kon ñu fàtte intérêt personnel jiital intérêt général te mooy njariñal daara yëpp
beneen ba ca des bu ñetteel bi ci condition yi mooy effort de pensée, effort de réflexion, effort bu nit maanaam góorgóorlu gu nit gi war a def pour xalaat, pour segg, pour analyser, pour settantal li nga xam ne lu am njariñ la pour daara. ndax lépp loo fi indi te teg ko ci sa bakkan yaa ngi dugal daara ci loo xam ne baaxut, waaye lépp loo fi indi te teg ko ci sam xel mu rafet mu nekk lu jub lu am njariñ yaa ngi yaxal loo xam ne nii bu ëllëgee buñ ko jëfee yow bokk nga ci ñi teg xeer wi tabax daara. sunuy maam nag ñoo fi nekkoon di liggéey bi ñoo samp daara yi yar ñu ci alxuraan def fi li fi nekk lépp. ñun li ñu dajeel suñ jamono mooy lii ñu toll nii, mooy defar li ñu yor nii. loolu nag nañu góorgóorlu ba am ci ndab. maa ngi am mbégte lool ci jataay bi ndax alhamdulilah sëñ daara yi wuy si nañu. fekk naa fi ndeyu daara yi, fekk naa fi kanam yu ma xam lool itam, fekk naa déroulement bi itam doxin wi vraiment inspecteur Faye ñu ngi lay sant bu baax. doxin wi rafet lool, yàlla na yàlla def ci barke. lépp luñ fi jëlee itam yàlla na nekk lu jig daara, yàlla na nekk jariñal daara. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim. bismillahi rahmani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. ixwatul iman uxayikum bi tahiyatil islam wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullah. maa ngi tudd Fatima Zahra, nekk conseillère municipale mairie ouest, présidente commission religieuse bu mairie ouest, waaye bokk ci comité de pilotage bu assise nationale des daara. tey ma ñëwoon fii nag ci commune ouest bi ñu woote teew fi en tant que ndayu daara commune ouest ci fédération bi Oustaz Malick Diop jiite ko ak Oustaz Dame Loum. macha allah ma fekk fi waxtaan wu am solo sëriñ daara yi nekk fii di indi seeni xel ak seeni xalaat ak seeni gis-gis ci coppiku gu ñu bëgg ci daara te yaakaar ko ci état. ndax bu njëkk xañ na état daf ñu daan nasal noccil ñu tëju ci néeg bind ci këyit tegal ñu lu ñu arrangé wul. waaye yàlla baax na ba état bu bees bii di président de la république ak premier ministre am ak seen ministre Moustapha Maba Guirassy mi ñu booleel nga xam ne bëggul lu dul daara soppiku, bëggul lu dul daara am beneen xar kanam boo xam ne dina neex sëriñ daara yëpp. looloo tax ñu dajale ñu fi en tant que ay sëriñ daara ak nday daara ak bàjjanu gox yeeg yëpp nañu xalaat leen ci daara ngeen jox ñu. waaye gis nga sunu xalaat yooyu tamit ñi ngi koy xaar nii ñu lëloo ñii xëy tëj seen daara ñii xëy tëj seen kër ñii xëy tëj leneen ñëw toog fii dina suñuy xalaat ak a nocc bés buñ leen ko joxee ngeen soppil ñu ca leneen lu bokkut ak lañ leen xalaatal dinañ génnaat ne leen xalaatuñu woon lii. kon li ñuy xaar mooy xalaat yi na am suivi. xalaat yi ñu doon laaj tey amoon na bu ci mel ne lu waral nit ki war a jàng alxuraan, lu tax ñun ñuy jàngale alxuraan. li tax nit ñi di jàngale alxuraan jàpp nañ ne ñaar ca la bokk. mooy digle borom bi subhanahu wa taala la, beneen bi mooy nit ñi dafa ñoo fekk seeni baay ak seeni maam di ko def, rawatina jàpp nañ ne alxuraan rek nga mën a jàng bokk ci ñi jub, bokk ci ñi gën, bokk ci ñi baax, bokk ci ñi gëm seen bopp, ndax ay jikko yuy defar rek tey defare moom la lay jàngal. beneen bi ci toppit mooy kiy jàngale lan la war a mel ak fi ñuy jàngalee naka la. même bu dee direction lay doon boo xam ne bépp sëriñ daara bu bëgg a jàngale alxuraan ni ngeen di saytoo maître français yi ci ban diplôme la yor ak ban xam-xam la yor ak lan la war a jàngal xale bi tubaab ni mu amee àq ji maître yi koy jàngal sëy ba bac dañ leen di saytu ñu jàngal ko lu leer mu am suivi bu ëllëgee bu génnee ca bac ba doon leneen. xale bi jàng alxuraan droit boobu la am, mooy il faut ki koy jàngal alxuraan war na maîtriser lim koy jàngal, xam lim koy jàngal, xam naka la koy jàngalee, ndax xale boobu dafa am droit wu mën alxuraan, mokkal alxuraan, xam alxuraan. te bu jógee ci loolu xale tubaab bi occasion yi mu am ba mën a liggéey réewam mu jàppale ko ba faaw noonu la war a am. maître français yii tamit ngeen xam ne da ngeen leen subventionnel xañ na seen faju seen yeneen ak yeneen, maître yiy jàngale alxuraan loolu lañ war a am. luy jógee ci état di ñëw ci ñoom moo xam ne leen di topp ba seeni retraite. waaye kiy jàngale alxuraan lan la am, xale yi bëgg a jàng alxuraan utaluñ leen bi ñuy jànge, utaluñ leen ñu leen jàngal. français la état reconnaître ba ci budget ren bii nii dañoo waa assemblée ñu ciy nuyu Cheikh Omar Bamba Diop wax na ne budget bu ngeen fiy tëralati na ngeen génne rubrique boo xam ne daara rek ko tax a jóg. ñu xam ne daara préparé nañ ko 100 millions ñu xam ne lii ci daara la jëm, loolu lañ bëgg. mais nekkul dañ ñuy dugal fenn parce que duñu ñuy dugal fenn ndax li baax ci réew mi li ëpp ñoo ko baaxal, li jag ci réew mi li ëpp ñun ñoo ko jagal ñun waa daara.
bu ngeen juree seen xale yi bëgg ñu tudd leen ci ñun ngeen ñëw bu seen néew yi génnee àddina ci ñun ngeen ñëw bu ngeen bëggee ku leen jiite ci dëkk bi ci jumaa yi ci ñun ngeen ñëw ñun nag loolu ña nga ca mën leen ca fuuf waaye beneen côté bu ñu dem ak yéen ñun ñoo leen ciy mën kon li ngeen nekk yéen a nga ca waaye li ñu nekk na ngeen ñu ci dooleel te fekk si ñu ci loolu mooy dëgg bërëb yi nga xamante ni moom la xale yi di jàngee wax nañ ko bërëbu classe yi da ngeen koo defar ba mu baax def cay lamp teg fa tableau def fa craie def fa ay table banc ak i chaise xale bi di toog correct nekk ci condition yu baax di jàng heure di wàcc heure ñun nag ay basang la ñu amagun ak suuf ak fu am ay xotti kii ak yooyu ñenn ñi nag avancé nañ parce que am na internat yoo xamante ni set ga fa nekk néegu xale yi sax dañ koo kilim waaye ñëpp mënuñu ko am ndax nag daara Sénégal dafa séddalikoo ñett daara internat daara externat daara wàcc ñibbi ak daara yalwaan ñett yii nag mënuñu ko moderniser ci benn at mënuñu ko moderniser ci ñaari at dañuy fekk kay fa daara internat nekk ñu subventionné leen dooleel leen ndax ñoom ñi ngi génne xale yi mokkal alxuraan ba pare am bac ñu dem ci daara wàcc ñibbi de ab zeng lay doon wala ab basang lay doon nga subventionné sëriñ daara ba parce que xale ya ca koñ ba bëri na ñoo xam ne ci daara wàcc koñ wàcc ñibbi wallahi ca la ñu mën a alxuraan man xam naa ñoo xam ne jàngi école wàcc dem jàngi daara ca lañ mën a alxuraan ca lañ mokkale alxuraan kon nag ñooñu nañ fekk foofu sëriñ daara ay 2000 ak 3000 ya ko waa koñ ba di jot état mënagu ko utal fépp mais na ko état subventionné muy am dara par weer mu dimbali ko parce que moom mi ngi téyel état ay xaleem yoo xam ne bu ñu wàccee duñ taxawaalu ji dinañ xamaat dara ci seen diine ñu yar leen ñu xam ni ñuy julle xam ni ñuy woore ak leneen parce que ay jullit lañu beneen bi ci topp moom mooy daara taalibe yii di yalwaan ci koñ bi gëm naa ne fonds de dotation xaw ma fonds de concours yi nga xam ne dañ koy def ci maire yi bés buñ ko yokkee ba budget ba bëri ba xale bi di am lu mu lekk ak lu mu naan ci kër gi ak fu mu tëdd dootul génn di yalwaani ndax mën a guñoo tabax ñëpp ay école ni sëriñ daara yëpp dañ leen di dugal ci école yi ñoom ñëpp dañ leen di fay loolu mën a gut a nekk kon li fi am moom la ñuy moderniser jàppale ñooñu subventionné leen dooleel leen ndax ñu mën a liggéeyal yàlla ci kaw suuf assise bii nag képp ku fi toog wallahi alazim nga wax fi lu baax luy jagal alquran ba yàlla jaare ca jag yow am nga shahadatu daara yi ndax yàlla moo ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun ku sàmm alquran yàlla sàmm ko ku ko sàmmul yàlla sàmm ko ndax moo ko wàcceel boppam kon yàlla na assises yi Sénégal jaare fi daara raw fi ci àddina bi daara baax ba faw daara jag ba faw waaye fu ñuy jëlee ay moyens yi ngeen lijjantil école français yi ba mu jaar yoon ba ñu mën caa dimbali ko lijjantil leen ko waa daara ñu toppatoo leen ba mu jaar yoon man néew ma ñuy jeexi fenn moyen ñi ci amoon i tool di bay dimbali leen ñu bay ci seen tool yooyu ñi ci amoon i boutique de commerce dimbali leen ci waaye nag fa ngeen jëlee ay moyens ci école français bi te wuti loolu leen ko wutali ji leen ñu foofu ay moyens ñun waa daara asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum Maymouna Ba première adjointe ci mairie bu Thiès Est ñu ñëw tey teewaloon le maire de la commune de Thiès Est muy maître Ousmane Diagne ci assise bi nga xamante ni ci au niveau national état du Sénégal instauré ko jox instruction yi IEF yi ñu nekk ko di ko doxal à travers tout le Sénégal ñu nuyu inspecteurs yi ñu bokkal jataay bi nuyu aussi le représentant de l'IEF de Thiès ville waaye nuyu itam le président de la commission religieuse bu commune Est nga xam ne moom rek doyoon na sëkk ci représenter le maire su ko defee nag assises yi moom dañ ciy sant yàlla bu baax ndax sëriñu daara yi ku ne xam na taxawaay bi ñu am ci réew mi di ko def jëmale ko ci lu gën a jege askan bi ci quartier yi ci gox-goxaat yi donc ñu xam ni am na ci ñoo xamante ni xëy na ba léegi ñu ngi ci cadre bu informel am ñoo xam ni commencé nañ di formel waaye du tere ñoom ñëpp ñu boole leen tey ci benn jataay ci commune bi ñi fiy sëriñu daara ànd ak ñoom waxtaan loo xamante ni dina jëmale daara yi kanam dama naan liggéey boo xam ne état du Sénégal def na ko waaye askanu Sénégal yëpp la ko defal rawatina les communes ndax ñoom la ñu dénk askan wi ñu war a jonjoog ñoom war a ànd ak ñoom jubbanti defaraat donc bu ñu encadré nit rawatina ci daara mu am xam-xam itam dënnam fees alxuraan am leen kooku dina neex a ànd ak ci société donc ñoom dañ naan lii ñu teg dañ leen ciy ñaanal yàlla ak al ima yi ñu ko bokkal yëpp yàlla defal leen ci ndam. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah
asalaamaaleykum mbokk yi ñi ngi ñëw ci maire bu Thiès Est war fi amal li ñuy tuddee ay assises nationales état bi di ci daje ak sëriñu daara yi ngir déglu seeni xalaat ci wan doxin la ñu bëgg état bi ànde ko ak ñoom ci mën a taxaw daara yi tabaarakallaahu gën a moderniser daara yi ba nekkenu daara ci réew mi gën a ñoŋ loolu nag liñ ciy sant yàlla mooy depuis nguuru Ablaye Wade ak léegi ni ko madame le maire waxee état mi ngi jéem a xool ay solution yoo xam ni dana ko jéem a am ak daara ji waaye fii ñu fi yegg si tey nag moom bi ñu ko dalee def ak léegi depuis 2011 ak tey day mel ni nag ñi ngi door a amal ay assises yoo xam ni pour wàcc ci terrain bi wàcc ci département yi wàcc ci communes yi pour déglu sëriñu daara yi nga xam ne léegi kenn du wax ni diw kat moo yóbbu sama xalaat waaye yow yaa sa xalaat ñu dégg ko. bu ko defee kon nag olof mooy wax ni ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttali dellool bunt bi warul leen a boole. kon nag yàlla na yàlla dëppale te itam li ñu bëgg yépp incha allahu rabbi yàlla dimbali ñu ci ba bu ëllëgee ñu xam ni que Sénégal moom état taxaw na daara ji ci côté yépp nag ndax daara ji tey boo génnee bitim réew. concours yu ñuy def mu jëm ci alquran 3 premiers yi duñ ko génn loolu nag li muy tegtale mooy kon taxawaay moom am na li des nag mooy encadré ko loolu mooy li ci des. loolu nag ñi ngi ciy jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi buñ ko waxee nag mooy kilifa yi ci suñ ginnaaw di inspecteurs yi nga xam ni ñoom ñoo yor liggéey yi yi nga xam ni ñoom ñoo yor liggéey yi buñ ci tuddee inspecteur Guèye mu yóbbaale ñëpp géew fa tabaarakallaahu waaye nuyu monsieur le maire itam nag. teg ko ci loxo madame la maire mi nga xam ni moo ne ci sunu loxo ndeyjoor waaye nuyu itam Hadj Malick mi nga xam ni moo yor mboolem lu aju ci wàllu religion bi ci nu mu tuddati bi rawatina digganteem ak sëñ daara yi vraiment ñoom itam ñu am taxawaay nag parce que yàggul dara woo nañ sëñ daara yi di leen jox ay téere alquran daara nag ku ko jox téere alquran wàccoo nga ak moom kon vraiment inspecteurs yi ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla liggéey bii ngeen tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi jaajëfal sëriñu daara yépp ndax kenn amul seen fay yàlla na yàlla mottali wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala wa baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man la seen mbokk El Hadj Malick Guèye inspecteur en langue arabe IEF Thiès Ville ñoo ñëw fii ci concertation bi aju ci wàllu daara yi ngir waajal assises nationales yi nga xam ne moom la ñu war a def mu jëm ci wàllu daara nuyoo boobu nag dañ ciy jiital monsieur le maire te madame le maire teewal ko fii ñu leen di jaajëfal ci dalal bi ñu dalal fii ci mairie Thiès Est ñu ngi fekk planificateur u IEF Thiès Ville coordinateur bu daara yi nekk ci niveau maire yi wala ci commune Thiès Est nekk fekk ki nga xam ni moom mooy Serigne Malick Mboup chargé wu lépp lu jëm ci affaire religieuse ci mairie Thiès Est di leen jaajëfal bu baax a baax nag ci taxawaay bi di nuyu Serigne daara yi ci Sénégal yëpp nag rawatina ñi nga xam ni ñoo nekk fii ci Thiès Est te commune Thiès Est te Serigne Mouhamed lay jiite leen ñu koy jaajëfal ci taxawaay bi. xam nañu ni concertation bi am na solo lool ndax xam nañu daara jaar na ci ay jaaruwaay yu jafe ci Sénégal nga xam ni ubbi woon daara ay jafe-jafe yu rëy la woon ci Sénégal kon lii wane ni seqi nañu ay jéego mooy bu ñu demee ba nga xam ni ñi ngi def concertation yi ni ko sëñ Mouhamed lay waxee léegi nit ki boo waxtaanuleeg moom doo xam dëgg-dëgg lan la soxla boo waxtaanee moom nag da nga xam lan la soxla su ko defee soxlaam su nga mën caa dem pan ko fajal loolu moom mooy jubluwaayu état pour ñu organiser lu mel nii. daara nag bu ñu ko delloo li mu moom loolu delloo mbattu ca ndaala la ndax bu ñu nee daara institution la boo xam ni dafay jàngale alquran waaye di yar. kon bu ministère de l'éducation nationale ñëwee ni dafay delloo daara li mu moom loolu kon delloo battu ca ndaala la ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax di ñaan nag assises yi wala concertation yi li ciy génnee nekk loo xamante ni si njëriñ lay doon pour daara te su boobaa dafay nekk njëriñu Sénégal yëpp
ndax suñu amee peuple boo xamante ni si seeni ndaw dañuy jàng waaye tamit dañ leen di yar su boobaa fa ñu bëgg a jëmee suñu réew danañ ko fa mën a jëmee ndax soo ma waxee sa éducation lan mooy ay jubluwaayam lan mooy li nga xamante ni si moom mooy li mu tëral pour ëllëgam moo wax su ëllëgee yan ndaw nga war a mën a am kon alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu gën a impliqué daara ci li nga xamante ni si moom mooy jëm ci wàllu lépp loo xam ne ci wàllu éducation la di jeexale ci nii depuis jamonoy Ablaye Wade président Ablaye Wade la ñu créé woon lu ñuy wax inspection des daara tey mu dem ba ñu ni direction des daara kon gis nga ni ay jéego mi ngi am alhamdulilahi rabbil alamin te xam nañu li ci kanam daara dafay gën a dugg ci li nga xam ne moom mooy système éducatif bi waaye kenn dootu ko cof kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin avancé la bu am solo kon encore une fois madame la maire ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal waaye di la jottali suñu nuyu ak suñu jaajëfal ci ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Ousmane Diagne kon foofu la ñuy tënk suñuy kàddu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Moi, c'est inspecteur Mamadou Mbaye. Je suis l'inspecteur chef du district de la commune nord de Thiès. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'enceinte de la mairie de Thiès pour véritablement nous rencontrer entre acteurs qui s'affairent dans les daara. La rencontre est une rencontre qui a essayé en tout cas de mettre l'accent sur un élément qui se trouve important et très important, à savoir une concertation, n'est-ce pas, dans le but de faire notre contribution au niveau des assises sur les daara. Et nul n'ignore qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a opté en tout cas pour une entrée inclusive au niveau de tous les sous-secteurs de l'éducation. Et le daara constitue aujourd'hui un sous-secteur qui n'est pas laissé en rade. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, dès son accession à la souveraineté nationale, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a véritablement réitéré son engagement à intégrer les daara dans le dispositif éducatif sénégalais. C'est fort de cela que, en tout cas, l'administration territoriale, en passant par le gouverneur, a eu à donner des instructions fermes et claires sur véritablement l'organisation de ces assises. Et c'est ainsi que l'inspecteur d'académie, en relation avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation, ont voulu faire de cela leur propre affaire. C'est dans cette optique que, aujourd'hui, l'organisation, en tout cas, de ces assises, de cette concertation, a essayé, en tout cas, de ratisser large en conviant l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur des daara. Aujourd'hui, il est question de passer en revue un certain nombre, en tout cas, de thèmes qu'on a eu à proposer aux acteurs présents. Ils sont au nombre de 5. Et pour chaque thématique, des réflexions sont en tout cas avancées, des échanges fructueux ont été faits, les présents étaient très réceptifs au point que on pourrait même nous dire que véritablement le bilan pourrait être un bilan en tout cas positif, j'allais dire satisfaisant, dans la mesure où on est en train de recueillir un certain nombre de consensus forts à travers véritablement ces thématiques, sans oublier peut-être quelques divergences liées à la nature même du sous-secteur. Et au finish, on va en tout cas essayer d'engranger un certain nombre en tout cas de recommandations qu'on va soumettre à qui de droit. Disons donc que pour le moment, les discussions sont en cours, les échanges se déroulent normalement, histoire véritablement de finir par produire un document que nous allons mettre, n'est-ce pas, à la disposition de qui de droit. Et à la suite de quoi, certainement, on procédera à des assises au niveau départemental pour terminer aussi par des consultations au niveau national. Tout compte fait, nous sommes en train de dérouler l'activité et en tout cas, nous avons en tout cas bon espoir que cela va bien se terminer. Je vous remercie. Comme Nico, inspecteur évoqué tout à l'heure en français, dañuy dalaloon tey ci commune Thiès Nord ci turu monsieur le maire Mamadou Diakhaté. Je me nomme monsieur Papa Yoro Ndiaye, adjoint au maire ci Thiès Nord. ñu dalal suñu mbokk yi waa IEF inspecteur Mbaye ak inspecteur Ndiaye ak le coordonnateur Imam Bassir Sow en même temps nekk conseiller ci commune bi ci lu jëm ci wàllu assises daara yi mu nekk loo xam ne ni ñu ko defee dañ ko saluer tout à l'heure kon dañ koy confirmer fii mooy dañu jël seen matuwaay yëpp ba nga xam ne les 3 communes
benn bu ci nekk actuellement ña nga fa di ko doxal comme ni muy doxee fii tamit ni muy doxee wax dëgg yàlla monsieur le maire li mu ñu waxoon ñu saytu ko gis nañ ci sax lu kawe suñu njort par rapport ak ñoom nañu orienté débat bi ak ni débat bi déroulé aussi di gërëm bu baax sëriñ daara yi nga xam ne bi ñu leen woowee ñoom ñëpp góorgóorlu nañu vraiment ak tey ni mu xatee ñu ñëw wuy si inspecteur ci turu Aziz yi war a toog échanger ak ñoom waxtaan ak ñoom déroulement bi ni mu amee solo mooy ñoom ñooy kilifa yi mais bi ñu ñëwee dañoo jëlaat kàddu gi yëpp jox ko njaboot gi pour déglu leen mën a def benn synthèse boo xam bu ñu ko fi jëlee fu ñu ko yóbbu dañuy wax ni vraiment commune Thiès Nord borom daara yi ñu dajal lii la ñu proposé ci lii defar daara ëllëg ñu mën koo teg ci loxo kilifa yi comme ni mu ko waxee ñoom ñu teg eggale ko ci ki nga xam ne moom lañ ko war a teg ci loxoom te loolu nag bu amee ci ndigalu président de la république la ndigalu état du Sénégal jaar ci premier ministre wàcc ci ministre de l' éducation donc comme ni ñu ko xamee état continuité la daara fi lañ ko fekk waaye ñoom am nañ approche bu bees boo xam dafa mel ni borom daara yi yàgg nañu di ko sollicité kon foofu la ñu nekkoon tey di ci liggéey ci fii ci Thiès Nord liggéey bi pareegul ñoo ngi ci mu ngi déroulé débat yaa ngi am solo ñu ngi joxe seen participation bu baax a baax a baax te loolu lañ sàkk woon ci ñoom wax dëgg yàlla gis nañ satisfaction 100% donc di féliciter liggéey bi di ñaan ni liñ ci séentu yàlla na dem ba ñu am ci rek kaw seen njort asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi tudd Bachir Sow imam Bachir Sow voilà nekk coordonnateur communal bu zone nord tey ñëwoon ci Aziz yi comme ni ko suma mbokk yi waxee inspecteur ak monsieur le maire voilà Aziz yi boo xoolee tey ji ci niveau communal ñetti communes yëpp tey la ñu def Aziz fii Thiès Aziz yi nag comme ni ko mbokk yi waxee rek daara dañ ko yàgg bay en rade kenn du ko defal dara surtout état yi jiitu woon waaye état bi mu ñëwee def ne dafa bëgg a jël daara en charge intégré ko ci système bi loolu nag bi mu ko bëggee dafa tëral programme ne da koy wàcc ci base bi ci sëriñ daara yi ñoom ñu proposé ko naka lay defee loolu moo waral Aziz yi moo tax ñu woo sëriñ daara yëpp bi ñu wootee dañoo njëkk a proposé ne nañ def ay délégation association ma délégué ay délégué ñu ñëw ci Aziz yi mais ci mujj gi yenn sëriñ daara yi ne déedéet nañ bay ñëpp ñu ñëwandoo ñu ne kon nañ bay ñëpp ñu ñëwandoo ku nekk ñu wax sa xalaat ñu ñëw jël ay thématique nag thématique yooyu bu ci nekk ñu jël ko di ko débattre point par point ku nekk wax sa xalaat fi ñu d'accord ñu bind ko fi ñu d'accord ñu bind ko recommandation ñu bind ko donc loolu mooy Aziz yi donc lay jeex na lii communication bi fépp la àgg semence man maa nekkoon coordinateur waaye li ma jàpp mooy sëñ daara zone nord yëpp jël nañ ko ñu xam ne zone nord aussi lu ma 255 daara mi fi wala lu ko ëpp ndax def nañu recensement bi kon bu ñëwoon tey du fi kenn fi xaj mais malheureusement am na sëñ daara yoo xam ñëwuñu mais communication moom lu leer na àgg na fa mu war a àgg donc état li mu war a def na ko kon ñun ñoo ko dese ñun ñoo des ñun sëñ daara ñoo war a góorgóorlu bañ teew ci Aziz yi waaye joxe suñu xalaat ni ñu jàpp ne daara moom la war moom avenir daara moo gën ci daara ñu wax ko alors mbokk inspecteurs yi bind ko yóbbu ko ci niveau départemental ñu jógee département dem niveau régional jógee régional dem national donc Aziz yi moom ci base bi la commencé jëm kaw kon Aziz yi am nañ ci yaakaar ndax transparence lépp transparence la amul lenn lu ci leerul te ab politique amul dara waaw donc dañ koy rafetlu vraiment di ñaan yàlla liñ ci yaakaar yëpp yàlla ñu ko yàlla defal mais sëriñ daara yëpp ñu ngi leen woo aussi ñu participer wax seen xalaat ba ëllëg kenn du am lay salaamaaleykum wa rahmatullah